ami internet Mak TV Sénégal nuyuwaat nañ leen amaat mbégte loolu nag jàkkaarloowaat ak yéen si seen chaîne YouTube préférée di Mak TV Sénégal tey nag ñu ñëw comme niñ ko daan defee rek seetsiwaat suñu sëriñ suñu xarit di sëriñ Demba Senghor gannaaw rek ay émission yu am solo yoo nga xamante ni defoon nañ ko ak moom xëy na nag ay xat-xat taxoon ba temps yi ngeen gëjoon ko gis waaye nag ñu ñëwaat seetsiwaat ko fi nga xamante ni mooy ci këram sëriñ Demba balaa ñuy def dara dañ koy bàyyi rek mu daal di nuyu mbokki internet yi nga xamante ni ñoo ngi koy seetaan sëñ Demba ñu ngi leen nuyu. nuyoo bu bëri bi baaxul. ah sëñ Demba doo nuyu ñi lay seetaan. non nuyoo bu bëri bi baaxul chaque jour ñu nuyoo. kon looy def kon. non da ngeen def li leen fi indi rek. ah kon tey amul nuyu. non tey nuyu ma kenn bu ma kenn fay. sëñ Demba xanaa nga am mer. non nu ko nit gisee rek baax na on s'en fout. ah te moom kon nag yéen a ko gisandoo sëñ Demba gis ngeen tey comportement bi nga xamante ni moom la andi mu mel ni sëñ Demba tey kanam gi dafa xaw a tendre trop man sax dama ko xaw a ragal. non pourtant demeewul noonu sax. demeewul noonu de. demeewul noonu xëy na loolu lu ngeen gis la rek nit moom lu mu xool loolu lay gis daal. ah yow yaa ngi nii ñu ngi leen nuyu fayoo ñu nuyoo mbokk internet yi naan. bon xam nga àdduna. ku nekk sa yëg-yëg. tey li nga yëg. waaw tey lii laa yëg. ñaangal quoi. non ñàngaluma sax damaa ñaaw rek. da ngaa ñaaw waaw. ah kon nag ñu entré si lii question yi comme ni nga ko waxee ñu gis ni dëkk bi jamono ji dafa am ko nga xamante ni daanaka moo ko yëngal trop moo ko yëngal mu di ki nga xamante ni moom daanaka jamono ji moom ku fi sëriñ wala ku fi borom xam-xam moom xanaa nag fàtte nañ la tey moom jamono ji ki ñuy wax mooy le général Kounkandé. Kounkandé mooy kan. sëñ bi am na xam nga Kounkandé. non mais c'est sérieux là xaw ma ko je ne le sais pas. kon xamoo kii waaj a xar géej gi. non de kuy waaj a xar géej bi lu tax mu koy xar. ah bëgg sama yi nga xamante ni bëgg nañ tukki te amuñu fu ñuy jaar dam tukki. ah bu dee xar géej gi ngeen di xaar pour tukki. bu ñu xaree géej gi mbaa kilomètres yooyu dina neex a dox pour dem fi ngeen bëgg a dem. non dóoru yaa ngi fekk ba tey. dóoru yi loolu mbaa dóoru dina ko gaaw a àggee. waaw. mais sëñ Demba ñu ñëw sérieusement si kooku li nga xamante ni moom la wax muy Kounkandé mu ne carrément ni bu tamxarit jotee jour tamxarit képp ko nga xamante ni daal sénégalais jox na la rendez-vous daal di xar li nga xamante ni moo di géej gi yow loolu ba nga ko déggee en tant que Mara yow naka nga ko analyser. bon ni ma ko analyser mooy sénégalais yi amul bopp yi. mooy sénégalais yi nga xam ne xëy na amuñu leneen lu ñu def quoi wala ou bien autre chose ak ñi wone yu mel noonu quoi surtout journalistes yi ah. waaw non xasuma leen je dis la vérité li ma yëg laay wax quoi c'est-à-dire que nit du ma pousse tamit xam nga ma wax loo xamante ne nii. nekkul ci man quoi. léegi lu tax nga dut baaraamu tuuma journaliste yi. oui damay non journaliste yi dama leen di tuumaaluma leen damay wax dëgg damay wax li ma xam li jógee ci suma dënn bi jógee ci suma xol bi ma am yëg-yëgu wax ko ma wax ko loolu la mais tuumaaluma kenn. non dama ñuy tuumaal kay. non tuumaaluma benn journaliste damay wax en tant que citoyen. en tant que citoyen. sénégalaise. léegi loolu information la Demba le fait que ab sëriñ toog ni carrément ni du bés ba tamxarit bu jotee dinaa def lii li muy def mu nekk loo xamante ni daanaka miracle la loo xamante ni kenn xalaatu ko yow mi xalaatoo ko wax. non xam nga nit ñi. bokkuñ. tolluwaay yi. bokkuñ. gis-gis yi. bokkuñ. mais loolu dama jàpp ne tolluwaayam la ak gis-gisam. ak mën-mënam. non mën-mën ci kanam la. mais foog nga ne du ko mën woon dina ko wax. non allahu yaxlam yàlla rek a xam mën na ko que mënu ko loolu moom la regarder mais man Senghor maa ji su ko ndee la ku ubbi woon géej gi téeméeri yoon. xar asamaan si téeméeri xar-xar. man loolu ça me dérange pas sama yoon nekkul ci loolu. ah mais Kounkandé de moom Demba. nee na dafay xar géej gi. waaw non xam nga déglu rek Kounkandé ñun la bëgg a dimbali ñun ñi nga xamante ni bëgg nañ tukki te amuñu passeport amuñu visa amuñu dara. xam nga sànq lu tax ma ne la journaliste yi parce que dama gis ne journaliste bi war na di wone lu am important war na di wone lu am njëriñ
mais ñaata ndaw ñoo fi nekk war a xëy te xëyuñ jeunesse bi ñaata doomi aadama ñoo yeewoo fii Sénégal ku ci xëy sax ñaar téeméer daf lay të mais pourquoi pas journalistes yi concentré wu ci luy jëmale askan wi kanam. mais dem loolu ñu ngi si wax loolu ñu ngi si wax chaque jour. non mais loolu waru leen ci tàyyi naam yéen a ngi ciy def li ngeen mën mais waru leen ci tàyyi te loolu dafa nekk lu nga xamante ne nii. xool naka ngeen di def ba jeunesse bi xool askan yi nga xam ne ni ñoom dañu sonn pour ñi leen war a dimbale mën leen a teg bët pour dimbale leen. dem yow daal amee Kounkandé li mu wax da laa métti. non kooku lu mu wax méttiwu ma. ku la dégg ni ngay waxee. non tu n'as pas tax tey nga mer. non xam nga li tax ma doxee noonu. du ay affaire yu ñàkk fayda yooyu quoi. dama mere population sénégalaise bi tuuti quoi. comment. oui parce que Sénégal lu ñu war a wax duñ ko wax lu ñu war a def duñ ko def. te dafa am ñu nekk ci réew mi fii nii Sénégal. dañ leen war a fekk ci seen kër yi. ñu sotti leen essence et ñu taal leen. comme ñam. bëri nañ. comme ñun par exemple. waaw parce que tam nga doomu aadama su demee ba ngay taxaw. ngay ubbi ay géej gu jotee wut ak yow dara. donte amoon nga pouvoir bu toll noonu mais ma yaakaaroon ne dimbale askan wi ndaw ñi ñu am ci lu ñu jàpp. ku dem ba am pouvoir bu toll noonu kay yaakaar naa ne waroon nga mën a. jël fukki ndawu Sénégal rek nga def leen ay millionnaires. waaw ñëpp di gis loolu doy na preuve mais ku mënta régler soxla jaame yàlla yi ngay dem di naan da ngay ubbi suñu géej gi te ñu ko fee bàyyil noonu non mais c'est pas de blague donc nañ bàyyi géej gi nañ bàyyi suñu géej gi suma waa ji. kon daal yow la nu mu tuddee sax jour tam xarit yow moom boo sañoon di ko ubbi. non dama ne la. man yooyu c'est-à-dire que. affaire yooyu franchement parler loolu man dama contester sax ñi nga xam ne. ñoo ciy dëkk ay micro ñi nga xam ne. mon frère c'est-à-dire que Sénégal li ma fiy gis ni ça me fait mal trop quoi. ça me fait mal trop. léegi yow lan nga bëgg exactement que Kounkandé def ko mu génn taxaw ni loolu da bàyyi naa ko wala mu confirmer li muy wax. non dama ne la. bu ko yàlla mayoon pouvoir boobu mu nekk ci moom sax bala moo defi loolu di laal lu la kenn laalloowul wala ngay def lu la kenn defloowut am nga loo war a def mille cas yooyu romb yoo war a régler te régler goo ko da ngay dem nga régler loolu dama ne la ñaata ndaw ñoo fi nekk ci Sénégal di yeewoo bu ñu xëyee du ñu lekk bu ñu añee du ñu reer ñaata nit ñoo ci tëdd ci ay lalu hôpital ku ci nekk yaa ngi feebar bëgg a faju mënoo faju mais chaque fois nit ñi ñaata mbedd ñoo nekk fii ci Sénégal ñu war ko defar kenn defaru ko ñaata nit ñoo fi am ay besoins yoo xamante ne personnel yoo xam ne dara réglé gu ci Sénégal xoolal nit ñaa ngi xiif nit ñaa ngi mar nit ñaa ngi rafle tabaski gii nii rek sama waa ji ngeen ñaata nit ñoo fi nekk fi mu toll nii xaru julli sax daf leen di tëf fi mu ne nii. Il n'a qu'à produire des moutons kay donné jox ko jaamu yàlla bi jaamu yàlla yi. waaw. dégg ngeen sëñ Demba moom nee na Kounkandé jox xar nit ñi xar d'abord balaa ñuy tal tam xarit. waaw kon mu mel ni tamit li ngay wax du neex a weddi ndax topp nañ la seetaan nañ la gis nañ la yow it. non du loolu xam nga yonent yàlla Moussa ba muy xar géej ga dafa ña ko toppoon. dañoo soxla woon loolu. yàlla ubbee ci moom. muy yonent bu yàlla yónni ci askanam ci xeetam. yàlla jëfee ci moom mais yabaate. weesuwul léegi ku jóg ngay toppandoo ay yonent wala ngay toppandoo ay mbir yu nga xamante ne nii c'est-à-dire que mon frère dafa am yoo xam ne ñun Sénégal fii ku koy def dañ la war a fekk ba sa kër ñu sotti la essence ñu taal la. mais Serigne Demba yàlla mi doon maye moo fi nekk ba tey yàlla boobu changé wul de. non yàlla bi fi nekkoon mooy maye yàlla mosu fee jóg. yàlla mu fi nekkoon di maye démb ak bërki démb. boobu xoolal puusul randuwul. mais dama ne la. géej gi buñ ko xaree ñun soxlawuñ ko li ñu soxla tey mooy ndaw jeunesse la population sénégalaise. muy góor muy jigéen ñu fexe ba ku nekk am ci loo jàpp. ku ci nekk di mën a débrouiller ci sa bopp lu tuuti mu néew. ñi feebar di mën a góorgóorlu ñi am na ñu sonn mon frère ñoo xam ne tey bëgg nañ yéen journalistes yi ngeen wane leen ñi leen mën a dimbale leen te loolu da ngeen ci war a góorgóorlu mais tey seetlul
ku ci nekk yaa ngi créer site internet ku ci nekk yaa ngi créer ay page internet yoo xam ne nii ay TikTok fu nekk ci àdduna bi duñ ci wane mukk lu am sens saagante ndey bi waxante lu ñaaw li fii ci suñu réew yow xanaa tubaab yi créer yooyu sax du ñu def loolu. sëñ Demba nag moo ngi ñuy xas ñun site internet yi. kon nag wuyu ma dama la xoolal xasuma kenn damay wax li ma xam. sëñ Demba nag ñu xas na. non mais citoyen la dama libre naa aussi pour wax li ma xam comme ñëpp ku mu intéressé c'est ton problème ku mu intéressé wul loolu c'est votre problème c'est pas mon problème. tey sëriñ bi dafa tàng mais nag. non mais ça c'est pas de ça mon frère c'est-à-dire que on est ci pays bi ñu nekk tey. c'est-à-dire que nit ñi nañ wax lu ñu war a wax. mais ñun par exemple tey am site yi bëri nañ mais site yi am njëriñ tamit bëri nañ nit ñoo ngi liggéey. waaw mais. la preuve ñu ngi nii toog ak yow li ngay wax ak citoyen yi li nga xamante ni mën nañ ko dégg. waaw non mais c'est-à-dire que su may wax njëriñ laay wax ku ko jàppee njëriñ boobu. waaw pour nit ñi jeunesse bi ñu gën a concentré wu quoi que ne du ay caaxaan rek la ñu war a di teg ci ay réseaux sociaux yi du ay fen rek la ñu war a teg ci réseaux sociaux yi di nax askan bi du loolu rek la ñu war a teg ci réseaux sociaux yi li ñu war a génne mooy ndaw bu ci am site internet war nga mën a génne ci bon sens di xool li làqu te nit ñi mënu koo gis ñi ko war a faj nga fexe ba luqati ko génne ko ñi ko war a faj ko fexe ba ñi war a gis lenn li nga fexe ba luqati leen ko génneel leen ko tegal ko ci kaw askan bi mais Sénégal doo comprendre fi mu ne nii lu génn ñëpp jógandoo ñëpp waxandoo à des quelques instants ñu teg loolu mais loolu mooy lan ban àdduna lañ nekk xam nga neexul mais li ma wax laay xam li ma xam rek laay wax li nga xam nga wax kon nag yéen a ko déggandoo kon dégg ngeen sëñ Demba li mu wax si kii di Kounkandé na defar ay xar jox nit ñi ñu tabaski waaye it na bàyyi suñu géej gi tranquille kon nag mu mel ni loolu mooy réponse kii di Serigne Demba ci li nga xamante ni moo di question wu Kounkandé kon nag Serigne Demba dañ la koy nangul comme que moom daa wax ni mën na ko yow tamit nga wax dañ la koy nangul rek mais dañuy jógee ci loolu wax ci beneen actualité. non c'est-à-dire que du loolu c'est-à-dire que yàlla. adduna xam-xam la ñun Sénégal li ñu def actualité du actualité. dañoo soof. non mais c'est la vérité as la population sénégalaise du ma ne ñëpp quoi. mais certaines vraiment dañu soof trop dafa mel ni amuñu leneen lu ñu def nañ fexe xool ñoom nu ñuy def ba réussir xool naka la ñuy def ba li yàqu ci réew mi ñu defar ko. xool ñi soxla ndimbal ñu wone leen ñi leen mën a dimbale ñu góorgóorlu ñu dimbale leen ñi nga xam ne tane nga leen ci média amuñu ñu war leen a wone fexe leen ngeen dugg ci ñooñu ñu wone leen ñi leen mën a dimbale leen te yàlla tax mais toog ay xawma ay Kounkandé xawma ay bu ñu waxee tey ay waxu Kounkandé wax suba ay waxu Waly suba ñu wax waxu Jean suba ñu wax waxu Paul mais ba kañ. dem est-ce que ñeme nga Kounkandé sax yow ku la tëjoon yaa Kounkandé yéen si néeg est-ce que yow doo lii sax. non mais man daa yow ni ngay tuddee Kounkandé nii. bon dans la vie. chaque jour ma def vidéo ma wax ko ku dul borom bi subhaanahu wa taala aw lu may tiit ci ku yàlla bind pour mu leer quoi encore. ku yàlla sàkk ci kaw suuf laa la wax aw ma lu may tiit ci mbindeef bu nga xam ne borom bi moo ko sàkk moo ko bind. mais moom défier na leen de. non kan la défier mooy lan. ku ne maa ngi nii tey jox leen rendez-vous le jour Tamxarit ma xar géej gi loolu défier wul sëriñ. non loolu défier wul kenn défier mooy nga woo nit teg askanu Sénégal mu toog nga toog loolu mooy défier. mais jóg volontairement ne da ngay xar sa géeju bopp. joxe rendez-vous loolu ñu waye di ñi ak ñi nga xam ne amuñ beneen soxla bu ñu war a defi. ñooñu ñoom ñooy dem foofu noonu mais man yooyu duma ci wax le jour viendra. kon yaa ngi xaar le jour tam. non déggoo lu ma la wax man personnellement ku ubbi géej gi fukki yoon. ubbi asamaan si juróom-ñaari yoon man ça ne me regarde pas. ça ne me fait rien. mais en tout cas. képp kuy wuyoo borom xam-xam ci réew mi. il est temps ñu xool liy jëriñ seen askan ñu def ko parce que du leen yàqal dara ñu xool liy jëmal dëkk bi kanam ñu taxaw ci ñu xool liy defar jikko yi et nit ñi ñu nekk ci mais pas des affaires de miracle. mais c'est que sëñ Demba des fois da nga koy wax say émission maanaam Sénégalais yi dañoo gaaw a weddi nit
maanaam dañoo mën a xalabaate. est-ce que nekkul tamit dafa bëgg a confirmer moo tax mu joxe loolu. non s'agit pas de ça c'est-à-dire que man su may woote xam-xam. sénégalais yi ñàkk gëm ma ñàkk maa gëm tey man mii di wax ak yow am na ñu ma gëm am na ñu ma gëmut mais loolu ça ne me regarde pas man loolu du ma tëdd nelaw xalaat ko parce que woowuma kenn waxuma kenn mu woo ma aussi te aussi dama koy waxaat bu ma kenn woo santuma kenn mu woo ma bu ma kenn sant ñaan bu ngeen amee lu ngeen di ñaan lu yóbbu leen ko ca xaj man ñaanaluma kenn soxlawuma ñaanal kenn loolu kay xanaa leer na ñaata yoon laa ko wax. leer na nañ tey sëñ Demba moom xam naa tempérament bi dafa xaw a yéeg moo tax mais nag ñu ba tey rek dañuy des ci wàllum actualité wax ci jamono ji nga xamante ni dafa am loo xamante ni dafa lëmbee Sénégal muy wàllum borom ñaari tur yi fu nekk ñu ko fay wax ba tax na li nga xamante ni moo di groupe LGBT bi moom daanaka ñu ngi wax naan fii sax am na information yoo xam ne ni ñëw nañ fi andi fi xaalis bu taqoo pour rek daat koy jox képp ko nga xamante ni nangu na def seen promotion yow loolu boo ko déggee dëkk fii Sénégal yow loolu lan la lay def ñu dem ba ñi nga xamante ni ñoo di waa LGBT ñëw fii andi fi alal bu taqu pour rek daal di ut ñu leen di defal seen i promotion loolu noo ko gisee. waaw affaire góor jigéen moom ci réew li ma ci wax bëriwul bu dee loolu mooy débat bi nga xam ne débat bi du yàgg yow nan nga def ba xam ne ñooñu dañ leen a financé xaalis pour ñu ñëw ci réew mi di fi tur xaalis boobu ni ngeen def ba xam loolu. information la dañ koy gëstu ñun si la ñuy yëngu. bon ñi leen wax loolu sax da nga leen a war a sotti almet ak da nga leen war a sotti essence ngeen taal leen. waaw fii ci Sénégal képp kuñ fi woo ne la góor jigéen nga dañ laa war a sotti essence ñu taal la ci ay conditions nag. mu wóor te wóor ne kii ñuy accuser góor jigéen c'est un góor jigéen la. pas bañ nit nii rek wala nit ki neexu la rek nga ne góor jigéen la déedéet nit ki boo koy tuumaal dara dafa war a fekk mu nekk loo xam ne lu leer la. comprendre nga. ki ngay xam ne da nga koy tuumaal dafa war a nekk loo xam ne am nga ci preuve yu wóor que ne moom lii la góor jigéen la te buñ saytoo ba xam ne diw boobu góor jigéen la wala góor jigéen buñ ci jàpp ci mbedd muy def naka su dul noonu bu ñu xaar kenn nañ ut essence sotti ko taal ko devant tout le monde ñëpp di gis loolu. mais loolu mooy problème bi parce que fii Sénégal raar na nga joxoñ nit baaraamu tuuma ba pare jàpp ko maanaam ñoom dañuy njort di wax. am na si sax ay artistes yu siiw yoo xamante ni ñu ngi tudd seen i ay tur ba ñu dama si bañ si dam si yoon sax moom. non c'est-à-dire que li ma leer dafa leer man bëgguma wax lu xam ne leeruma te du ma wax lu ma leerut mais li may wax dafa leer. képp kuñ jàpp ci Sénégal suñu Sénégal gi képp kuñ ci jàpp ñu wér na la kii góor jigéen la laa la wax dans un coup nañ ut essence ñu sotti ko ñu taal ko laa la wax ak ku mën a doon. li may wax kay lu leer la. mais est-ce que foogoon ni jamono jii nii. est-ce que nekku fi maanaam est-ce que góor jigéen ñi bëriwuñu fii biir Sénégal. non góor jigéen am na ci Sénégal. est-ce que bëriwuñu fi. waaw bëri nañ fi parce que léegi. ci réseaux sociaux yi sax léeg-léeg nga gis ñu dugal ay vidéo mu leer na la kii góor jigéen la mais dama ne la laa la wax Sénégal fii laa la wax sénégalais benn sénégalais sax boo doxee ba jàpp góor jigéen laa la wax muy def naka sudut noonu dañ ko war a sotti essence ñu taal ko amul jugé amul tëj amul dara sotti essence rek taal ko. léegi kooku ku ñu war a dem bay sotti essence taal. tey jii dañuy tudd ki nga xamante ni moo di artiste bii di Wally moom souvent ñu koy tudd suy mel noonu moom génn à chaque fois day génn di démentir wax ni moom takkewu si laalewu si dem na sax bay waat ni loolu noonu moom lakkewu si laale si waaye teewul à chaque fois rek Sénégalais yi dañ koy joxoñ baaraamu tuuma da moom nag dem na sax ba si yóbbu ñi nga xamante ni ñoo ngi ko si tudd si kanamu yoon ba jamono ji sax daanaka enquête yi section de recherche commencé na di enquête ñi nga xamante ni ñoom la porter plainte yow mi en tant que Mara ba pare nag di wax ak ki nga xamante ni porteur de voix la muy Wally Seck yow boo amoon loo koy conseiller pour tooñ yooyu wala sax étiquette yooyu ñu koy koleel pour ñu dindi ko si moom yow lan nga koy wax. non li may wax bëriwul man bu ay affaire de Wally moo ma intéressé parce que man Wally tooyalul sama ceeb. non waxtaan la. non waxtaan la mais dama lay wax aussi Wally ku dul Wally ak ku mën a doon ci àdduna bi laa wax. dama ne la Wally su fekkee dafa am lu ko nit ñi di wax ak ña ko koy wax il a intérêt moom mu leeral boppam mu setal boppam parce que man soo may wax loo xam ne nekkul ci man am naa droit ma yóbbu la fi mbaxana doone benn ñu leeral loolu chaque citoyen libre nga pour nga leeral say mbir ci li ñu lay tuumaal am na ci droit il a plein droit de dire ça mais ñi koy wax loolu aussi
et ñoom it am nañ droit ñoom it ñu wax xam nga nit ki boo koy jiiñ dara am nga droit nga leeral loolu quoi nga leeral loolu ba mu leer. mais nit ñi dañoo jàpp ni est-ce que nekkul par jalousie moo tax ñu koy def nit ñi bëri ñoom loolu la ñu wax dañuy jalousie moo tax ñu topp kii di Wally di ko coller étiquette boobu. non dans la vie lépp loo gis muy dox ci kaw suuf di nga am ñu la bëgg di nga am ñu la bañ xataa imaamu sax imaamu jumaa nga wala imaamu jàkka sax ci koñ bi sax dina am ñu bëgg nga jiite leen am ñu bëggul nga jiite leen mais ñun waxuñ ci cadre de bañ ak bëgg ay waxu góor jigéen la ñuy wax parce que mot boobu c'est quelque chose de sérieux te képp kuñ koy teg war nga jóg nga seetal sa bopp laa la wax waaye Sénégal man li ma wax man personnellement man Demba Senghor Suka Ndeela dama ne képp kuñ jàpp nga ñu bett la ngay def naka su dut noonu moo xam ngay sëy ak góor di sëy wa ilaaka ngay def góor ñaari góor yu def naka su dut noonu dañ leen sotti essence ñu taal leen man maa wax loolu man Senghor waaw kon nag yéen a ko déggandoo dégg ngeen li sëñ Demba wax si wàllum homosexualité mais daanaka sëñ Demba loolee la ñu andi woon sax si ay questionnement mais nag dañ lay bàyyi rek bu nekkee am nga leneen loo xamante ni bëgg nga ko wax te laaj ñu la ko nga wax ñu ko rek. li may wax bëriwul li may wax laay répété waat yéen journalistes yi. non amul ay yéen journaliste sëñ Demba yéen journaliste non ça ne veut pas dire que non écoute mon frère écoute c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que da nga may interroger damaa war a wax li la neex déedéet war nekkuma fi pour loolu non je ne suis pas là pour ça non mais xoolal on s'en fout est-ce que tu as bien compris damay wax li nga xamante ne nii non mais c'est la vérité damay wax li ma xam liy ñëw jóg nekk ci sama xel mi sama xol bi ma war koo wax ma wax ko li des toppatoowuma loolu je ne suis pas là pour faire des ay promotion ay affaires yooyu noonu yaa ngi dégg quand on est au sérieux on n'a qu'à faire du sérieux quoi est-ce que tu as bien compris et ñi nga xam ne ñu ngi wuyoo sëriñ ils n'ont qu'à intérêt de faire attention ci li ñuy def parce que ñu ngi tax ay deru nit di yàqu te loolu dinañ ko régler man personnellement lépp lu ma ci mën dinaa ko def ci kàttanu yàlla waaw parce que damay gis souvent bu ñuy wax dañ naan les jeunes marabouts mais je suis jeune marabout mais man fu ñu ma woo je veux te montrer que je suis un marabout tiituma loolu Macky Sall moo war a dajale xëy bu képp kuy wuyewoo sëriñ ñu def la kilootu kese yóbbu la ci stade bi ñu dajale leen foofu bu kenn yóbbu dara on va savoir qui est le marabout et qui est qui bu boobaa la ñuy xam kii mooy kii mooy kii waaye su boobaa jeune marabout yi dinañ def lu nga xam ne dina néew ñu koy def xam-xam amul kër comme wërsëg la fu ko neex lay dugg mais dama ne ku yor lu baax looy demee toog di def ay miracle wala ngay toog di def naka su dul noonu na nga jóg nga dimbale askan bi parce que on a besoin nit ñi soxla nañ dimbal ñi seen loxo jotut seen ginnaaw bëri nañ ñu bëgg luñ mënta am fii Sénégal bëri na yow Dakar gii nga nekk rek fii nii ñaata nit la ñuy xëy di leen génne ay location yu cher yoo xam ne ay 150 000 200 000 300 000 400 000 ba pare war a yor añ ak reer ak ndékki loolu kuñ la waxul kenn ñi koy def yëpp kenn fayee ko wu ci sax 500 000 bu mat par weer ñiy fay location fii ci réew mi yëpp kenn fayu xoolal kenn liggéeyu ci liggéey bu am solo te pourtant nous tous nous sommes des citoyens sénégalais lu tax du ngeen dugg ngeen wone loolu ñi ci war a wax ñu wax ci ñi ci war a jëf ñu jëf ci ñaata nit ñoo nekk fii ci suñu réew mi heure bu ñu bëggee këyit ay yeneen étranger dañuy ñëw fii bëgg këyit mu yomb leen ñaata doomu sénégalais ñoo nekk bitim réew di souffrir ndax ak problème de papier di souffrir di nekk ci mbedd mi di taxawaalu fu ne dañ ay doomi aadama comme ñëpp amul weex amul xonq ñëpp a yem fa yàlla et ñoom lu ñu bëgg ci suñu réew bi fii mu yomb mais ñun suñu njaboot bi lu ñu bëgg ci àll bi day jafe et pourquoi ñu war ci wax na ci nit ñi wax wane leen ko ay journalistes ngeen wane leen loolu ñi ci kilifa yi ci war a wax ñu wax ci ñi ci war a jëf ci mais lu ñu war a wane duñ ko wane fii la ñuy nekk di wane ay dàllu carax ak ay tubéy ak ay gel ak ay yu kenn xamul man comprendre uma Sénégal laa ne non c'est sérieux mon frère comprendre uma quoi.
Serigne Demba Senghor dans tous ses états tey moom la ñu gis fii si fi nga xamante ni moo di këram waaye nag sas nañu nee na ñun journalistes yi ñuy génne li am solo xëy na nag tempérament mooy yéeg waaye nag ñun ñu ngi def lu ñu mën à chaque fois li nga xamante ni moo di actualité dañ koy traité waaye nag li nga xamante ni moo di information fu mu nekk nañ ko lijjanti jox ko ñi nga xamante ni ñoo di suñu mbokku internet bu nekkee télé bi la ñu jox ko seen i téléspectateurs bu nekkee rajo bi la ñu jox ko seen i auditeurs. et puis attends dafa am ay sëriñ souvent souvent nga gis sëriñ mu génn di def ay ñaanam mais il fallait que mu dugal ci tarixa wala mu dugal ci fi mu bokk te loolu du yoon loolu tamit na ko nit ñi arrêté ku ci nekk di nga am loo def di wone foo nga bokk ak fu nga bokkul te fii kër kilifa diine yëpp ay kër yu baax lañ amul kilifa diine bu nekk fii nii ci Sénégal boo xam ne am na sikk ñëpp rafete xam nga dañ leen di bëggee et saa su ne mais ndaw yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu asraar mooy ñaan ak bu mën a doon mooy lu ñuul mooy lu lëndëm mooy lu leer ak lu nëbb ak lu mën a doon on s'en fout ku ciy mënti defati na nga génne tarixa yi wala ngeen génne suñu mag yu baax yi nga xamante ne da nga leen di mbuboo ci li ngeen di def parce que li ñuy nekk di def nii yëpp muy man ak keneen ak ku mu mën a doon ñooñu defuñu woon loolu te ku yor say conneries di ko def na nga ci génne ñooñu ba mu set li ma lay wax nii nag j'assume quoi damay jël sumay propre responsabilité te loolu ñi ma ci war a jëflante yëpp bu soobee yàlla na ngeen ma xaar dinaa jëflante nag yéen. incha allah man tiituma leen quoi tiituma loolu je ne suis pas peur de ça. Demba Senghor ragalul loolu kon nag Serigne Demba daanaka émission bi jeex na yàqamtu woon mu jeex sax ndax tellement affaire bi intense na ba gis bi ñu yëg sax temps bi wuy dem waaye nag xëy na li ñu cërale woon ci waxtu moo jeex xanaa di la bàyyi rek. mais non wuy ma nañ dimbale askanu Sénégal bi ah. non mais c'est la vérité ndaw yi sonn nañ ndaw ñi dañoo sonn càcc gi bëri na agression bi bëri na te dara waralu ko mooy ñàkk xëy. képp ku amoon xëy bu dëgër bu baax boo jàpp di mën a dimbale sa yaay ak sa papa am na lu bëri loo xam ne ñu ci bëri duñ ci dugg mais ñu bëri tey ñu ngi def yoo xamante ne nii ñàkk doo nga leen ci dugal te Sénégal fii la nit ñi di foyee ay milliards di foyee ay yu kenn xamul di jël milliards yi benn ay 10 millions 20 millions 40 millions di ko may woomeen yi gel yi xam ngeen li ma leen di wax yéen ñëpp laa la wax da ngeen di yor ay xaalis yor ay millions yor ay milliards du ngeen ko def fu ngeen ko war a def caaxaan ak fore ngeen fi nekkee mais da ngeen di caaxaan yéen da ngeen di caaxaan ndaw ñi nag ñoo ñàkk fayda surtout yéen journalistes yi. non mais c'est la vérité da ngeen ci teg seen tànk. mais dem ba ñu divulgué lu ne. mais ba yéen li ngeen war a def defagu leen ko bu leen jàpp leen ne liggéeyagu leen dara ci réew mi. il faut ngeen comprendre que ne dans la vie fi ngeen nekk nii. Sénégal li nëbboo ëpp li feeñ. ça c'est vrai. li nëbbu fii ci Sénégal. dafa bari kenn mënul wax lépp. kon dañuy joxante rendez-vous beneen yoon ñu andi beneen concept boo xamante ni sëñ Demba da si toog ñu waxtaan ak moom si domaine boobu. waaye nag sa waay nañ dimbale leen ndawu Sénégal yi ñu am xëy dimbale leen askanu Sénégal bi ñu feebar mën a faju xoolal suñ tali yi dara baaxu ci embouteillage yi bëri na ci réew mi nit ñi sonn nañ dañoo sonn fii ñi fi bëgg xaru tabaski te amuñu ko bari nañ. am ay certaines personnes yu fi nekk denc ay moonin yoo xam ne ci banques yi yoo xam ne doomu adama yaa ngi ne fi di torox di xiif tëj ne ay jullit lañ du ngeen ay jullit ay kaafir ngeen ay yéeféer yu bon ngeen loolu man maa ko waxaa ça veut dire que non mon frère nit ñi nañuy waxante dëgg te yàlla tax xam nga nañuy jëf-jëfu jullit ñu yërëmante et ñu dimbalante man loolu laa gëm quoi est-ce que tu as bien compris mais nag kuy xaar man def ak man ay émissions yu ñàkk fayda yooyu bul ñëw suma kër. tey moom sëñ Demba nag non non s'agit pas de loolu quoi mënuma comprendre ay ñu jël ay millions ay milliards di ko fu ñu koy teg mais lu dul naf su bakkan rek ay tax ñu génne ko naf su bakkan kese mooy tax ñu génne lu mel noonu. mais ñoom ñoo liggéey seen alal sëñ Demba. waaye fii bu fi juddoo léegi lu ñu fiy liggéey ay milliards bu ñuy compter fii ñi fi seen milliards lew ñaata nit la. mais en tout cas ñoom ñoo ko liggéey. nuñ ko liggéey. ah mais en tout cas ñoom ñoo ko moom. mais bu weesoo ministre et député yi fi nekk. am na ñu yàlla may nag ñu am base yu dëgër yoo xam ne seen bàyyi nekkoon na ci ay entreprise yoo xam ne mën nañoo am lu ne mais mënuma comprendre benn nit bu fi nekk fonctionnaire bu fi nekk yow doo fayeeku sax 300 000 par weer
bi nga commencé liggéey ak léegi matagul sax juróomi at. ngay xëy di dawal oto boo xamante ne nii ça coûte 75 millions 70 millions. tabax kër goo xamante ne nii terrain le parcelle seulement ça coûte 100 millions. et autres ñu nekk fi da ngeen di wax loolu ngeen dem ngeen génne ko ngeen wone ko nit ñi sonn nañ. askan bi sonn nañ. askan bi ñoo c'est-à-dire que askan bi ñoo sonn Baye Fall. tey sëñ Demba bu ngeen ko gisee moom daanaka. non ay affaires yooyu amu fi député non ay affaires yooyu amu fi mon frère. tey moom amul sëriñ député. ay affaire de sëriñ ak ay yooyu. non tey député. non c'est-à-dire que on s'en fout de tout ça est-ce que tu as bien compris. non fu ngeen ma yóbbu yéen a xam c'est-à-dire que li may wax damay wax li ma xam. wax li nga xam ne moo ma metti wax li nga xam ne maa ngi koy gis. ñaata nit ñu ngi dem ci ay sëriñ te li leen jot ay feebaru hôpital la te billaahi bu ñu yoroon xaalis dem hôpital mais yoruñu ko mënuñu ko te ñu ngi fii fes dale ci réew mi. mais léegi yow loolu lan nga siy def yow en tant que sëñ Demba yow lan nga si jóg de. man li ma ciy def mooy wax laa mën ma wax ma génne suma kàddu yow mi mën a wone li nga mën mooy wone. ki yàlla mën non yaa ngi filmer mais dama bëgg nga dugal ma ci ruq-ruqaan yi. Sénégal nga def trottoir bi nga xool jeunes yi nga wax ñu wax seen soxla seen doléance. incha allah ñaata xale nga romb ci mbedd bi ñuy taxawaalu dañoo xëy daa yaakaar bëgguñu dara fii ndaw boo fi gis bëgg na dara ndaw boo fi gis am na objectif ci life am mais ñi leen war a taxawu nañ leen taxawu ñi leen war a dimbale nañ leen dimbale. On n'est pas là pour faire le politique ou bien de défendre qui ou bien autre personne non je ne suis pas là pour ça on s'en fout hein. xooluma lu neex benn doomu aadama damay wax rek li nga xam ne moo ñëw ci man ma war ko wax et ma wax ko ku ma ci kontaan c'est ton problème et ku ci mer et c'est ton problème mais man xooluma ku neex ak ku mu naqari et luy jëriñ rek laa bëgg et ñu xool li yàqu ñu defar ko ñu xool lañ war a dolli ñu dolli ko li amagul ñu fexe mu am waaw mais pas nekk fii oto bu bees bu njëkk a génn africain yi koy njëkk a jënd ay toog fii di wane ay kiraama ñaata tubaab ñoo fi nekk dañuy xëy di dox ci kaw géej gi kan moo liggéey téléphone fu sa mbokk nekk léegi dans 5 minutes nga woo ko jot ko te ñu defar loolu ndamoowuñ loolu te pourtant ci jamono bii la am c'est des sciences xam-xam la ak yeneen jigéen ñaa ngi fi ci kër gi di dugg ci waañ di togg ay ceebu jën yu baax ay plat yu baax xam-xam la ndamoowuñu ko defewuñu ko dara c'est-à-dire que y a des choses yoo xamante ne c'est des devoirs quoi ay devoirs la yoo xam ne dafa war ki ko am dafa war ki ko mën et mu jëf ko nag mu bàyyi wax bi il faut fermer les bouches. dem koy waxal ni xoolal ki ci nekk te tegul siraatul mustaqim ak koo mën a doon nag yow laay waxal ku ci nekk nga am loo war a def te defoo ko je m'adresse à toi ku ci nekk ngay nekk ak askanu Sénégal bi war leen a jëriñ te jëriñoo leen yow laay waxal je me parle tout kuy yëngatu laa la wax. léegi bàyyiwuma Jean bàyyiwuma Paul mon frère. Demba sëñ Demba. instant yi waxtu bi moo ñu xoj nañu trop waxtaan bi neex na am na solo yaa ñëw suma kër. am na solo trop yaa ñëw suma kër tey gis ngeen sëñ Demba nu ñu accueillir fii daanaka dóor rek lañ deful nag. dóor rek lañ deful waaye nag dañ koy comprendre xam naa ni li muy wax tamit dafa am fu mu koy waxee xëy na li muy gis si dëkk bi moo koy métti waaye nag yoon la mu dénoncé ko parce que tamit quoi qu'on puisse dire porteur de voile aussi moom tamit gis nañ ko ràññee nañ ko trop si li nga xamante ni moo di li muy yëngu donc bu ko nekkee di ko wax it c'est parce que da kaa gis mais de toute façon ñoo ngi ko koy nangul bu baax a baax xanaa rek di ko jox mu daal di tàggoo wax ñu rek lan mooy nekk dernier kàddoom. bon li may tàggoo fii ay tàggoo ay commencé amu fi. gis ngeen tey lii la kenn comprendre tey non mais c'est la vérité quoi c'est-à-dire que ay tàggoo ay commencé man gëwuma loolu quoi li ma gëm laa gëm. kon léegi ñu bàyyi ñu tàggoo. waaw non yow yaay tàggoo mais man jógee gu ma fi maa ngi fi man tiituma leen lijjantiwuma leen commencé gu ma sax da ngeen di dof-doflu maa ngi ñëw. kon nag mbokki internet yi. di tànqal nit ñi di sonal nit ñi ay non mais sénégalais yi gëm leen seen bopp lu waaye di wuyoo na ko nuroo xam leen ne fi Sénégal la te duñu war a jëm ci kanam mais avec le système bi nga xamante ne ni maa ngi koy gis nii xoolal du ñu yóbbu fenn ngay taxaw saaga ndey ku la neex saaga gor ñu baax ñi da ngay taxaw def lu la neex ngay saaga gor goo xam ne leer na la kii bu ngeen taxawoon yow ak yàlla kese doo wax ci moom lu ñaaw
da ngay gis ku taxaw mais buy saaga sax day canaliser ñëpp saaga wala mu dagg wax bu ñaaw ñëpp saaga teg ko ci deru jigéen mel ni jigéen juru la yow miy wax lu ñaaw ci jigéen xalaatal que ne jigéen moo la ëmb juróom-ñeenti weer et moo sonn ci matu la et moo la xëy jur la di la nampal di la boot di la roganti ba tax nga mën a taxaw tey di ubbi sa gémmiñ gi di ubbi sa gémmiñ gi kon sa gémmiñ googu di ubbeeku loo ciy génnee dafa war a nekk lu rafet avoir le respect avec la population sénégalaise coow mën nga ko coow mer mën nga koo faj te doo ci génne sa gémmiñ bi lu ñaaw loo xamante ne nii parce que image c'est très important mon frère nit ñi dañ ci bàyyi xel quoi wala di def yu nga xamante ne nii parce que bis day ñëw nga am jabar nga am jabar am ay njaboot te dañ lay seetaan donte waxoon nga lu ñaaw sax sa doom mën na ci sukkandiku suba di ko def c'est pas des bons exemples nañu delloo suñu xel yi ci yàlla ñu ragal yàlla tuuti te population sénégalaise bi ñu ci bëri gëmuñ dara xaalis rek la ñuy jaamu te il est temps que ñu revenir xam ne lu waay am fii nga koy bàyyi et lu dul jeex yàlla sàkk ko lu dul jeex yàlla sàkk ko de mais nag maa ngi ñëwaat waaw donc fii la ñuy ndar képpee li nga xamante ni moo di émission bi donc mu nekkoon émission bu tàng ak ki nga xamante ni moo di sëñ Demba bi nag mu nekk sax xanaa énième fois yu ñuy tàggoo waaye nag ngeen baal ñu ko rek xam ni tey nii sëñ bi niñ ko fekkee moo tax waaye nag di si am tamit mbégte loolu nag waxtaan ak moom si waxtaan bi nga xamante ni moom la ñu sekk ak moom mu nekk waxtaan bu am solo certes waxee na ko ak cœur mais nag li ñu si retenir rek mooy li nga xamante ni mooy li si am solo information bi nga xamante ni tenir ko si li nga xamante ni moo di ndaw ñi waaye nag ak tamit li nga xamante ni moo di conscient boo xamante ni ñii di sëriñ ñi wuyoo sëriñ war nañ ko am ba tax na daal kon fii la ñuy yem ak yéen rek xanaa di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen émission seen chaîne YouTube bi di Mak TV Sénégal te leen wax aussi bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification bi pour ngeen di mën a am suñuy vidéo au temps réel